ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci ETV waxtu xibaaru marax yi tàmbalee ko ci tolluwaayu réewum Sénégal xam ngeen ni coow li bare woon lool ci pencum ndaw réewum Sénégal bari ki démb la woon bi ñuy soppi lu jëm ci code pénal ak code procédure pénale lu ni mel tax na ba xëccoo am diggante yéen ci ay député Bruno D'erneville nii lu ni mel lu ko metti la ndax wërta doon pëccëxoo gu mel la ko indi nag nee na ñàkkum communication maanaam waxtaan ak askan wi ba nu mën a comprendre situation bi demee moo indi coow gu di mel yemu ca kàddoom jot naa jib ci bërki démb fukki atu M23 ñëwaat ci la wéy ci kàddu ànd ca gëstu Abdourahmane Ly. bésub lëmb ngir wote loi bi jëm ci soppar ñi code pénal beeg code de procédure pénale bi jëm ci xeex terrorisme ak koppar gu muy àndal muy loi bu ñu waroon a waxtaane bu baax ka mu nekk biir pencum ndawi réew mi wala mu nekk feneen ba déggoo am ci ndax njëriñ gu mu làmboo loolu di gis-gisu président parti pour l'action citoyenne jëm ci doxal boobule loi ci nu mu waree Bruno D'erneville am na ci xel ñaar ndaxte jàpp na ni tey ji bile loi li ko gën a tax a jóg mooy xeex ñi nekkee ci kujje gi. Le problème, oui, c'est l'utilisation de la loi contre certains. problème bi mooy ni ñuy jëfandikoowee bile loi di nga gis ñu bëgg doomu jàmbur laax doom bu weesoo li nguur gi mën a seetal ñenn ñi nga xamante ne ci ñoom la ñu far am ci ay situation yoo nga xamante ni nguur gi day doxal benn machine woo nga xamante ni day attaquer directement ñenn ñi ndax ànduñu ak moom. À l'attaque de certains parce qu'ils ne sont pas du même bord. ñaari bés balaa bés boobu M23 ci beneen wàll wi M2D ci beneen bi ñu ngi doon màggal ku ci ne ak ni mu ko gisee lii di fukki atu 23 juin yi ay dajaloo yu bokkul bërëb kon tax ki bokk ci coalition jot na téye boppam ci yooye xew-xew Bruno D'erneville ngi joxoñ baaraamu tuuma ñi fare ci nguur gi te màggal bés boobu ci place de la nation ci ñàkk respecté lu mu tuddee code éthique ak askan wi. Ce que j'ai dit, y compris à mes amis de l'opposition. li ma wax sama parti wax ko ñenn ñi fare ci kujje gi moo di ne ñi nga xamante ni ñoo fare ci nguur gi bokkoon nañu ñu doon xeex 23 juin 2011 kon ndam lu ñu am bés boobu seen ndam la ñoom it problème bi mooy respecté wuñu lu ñu bëggoon ak askan wi ñu mën ko woowee code d'éthique bi. Qu'on s'était donné, le code d'éthique qu'on s'était donné avec le peuple. faw ñu defaraat république bi ngir jëm ci suqaliku gu ñu namm loolee mooy gëm-gëmu Bruno D'erneville ay sopparñi yu ci mel ni ndey charte réew mi ñu war a soppi ba mu méngoo ak valeur yu fi suñu maam yi bàyyi woon. En Casamance, il y a lorsqu'on désigne le roi. ca Casamance ni ki misaal bu ñuy tabb buur bi moom mi lay day dem ba jàpp ni sax dañu ko sacrifié buur bi day dem ba du amati droit def yu bëri li koy ñor mais askan wu muy jiite si noonu man jàpp naa ni suñu république bi dañu ko war a xoolaat te maa ngi woote suñu jëm ci loolu bés bu ñu ko defee am naa yaakaar suñu jëm si suqaliku bu ñu bëgg. et permettre un réel développement. mu doon ganook Mamadou Ibra Kane ci jury du dimanche yemu ca moom Bruno D'erneville kàddoom jot naa becceeku jëm ci tolluwaayu Sénégal ci koom ginnaaw président Macky Sall mi tegoon plan Sénégal émergent mu ne lajj moo am ci boobu lem pexe ba léegi dara sottiwul ca itam li gën a doy waar mooy leb gi ni leb ay koppar di ko wooyee eurobond ma ngay teg ay pexe ni lu jëm ci wàllug mbay mi la mu jàpp ni moo koy soqali ñu teewlu ko. Nous avons vu que lors de cette tournée, il y a eu l'université du Saloum qui s'est rebellée. si tournée bu mu doon def seetlu nañu ni daara yu kawe yu si mel ni bu Saloum ak bu Fatick dañu génn fësal seen mer loolee lépp nag jàpp naa ni signal gu mu warul soofantal la bu ndaw yi di ko jëm a wan as tuut mi ñu dese nag ni ki koppar jàpp naa ni da ko war a jëfandikoo ci anam gu jaar yoon dégg nañu jëwriñ gu ñu dénk wàllum koom gi di fëgg dënam di wax ni am nañu ay eurobond lu mu waxul moo di ne eurobond yooyu ñu ngi koy am ci ay taux yu jéggi dayoo 9,25% daa ëpp ca banque mondiale ni ki misaal daawoon nañu si jox si ay taux wu 1% wala sax 2% waaye yu doon ànd ak xëy na ay contrat yoo nga xamante ni kenn du yëg ñu jugee foofu dem si ay privé yoo nga xamante ni lu leen soxal du leneen lu dul koppar gi delluwaat si ñoom muy ay privé yoo nga xamante ni taux d'intérêt bu ñuy laajte gannaaw bu ñu joxee lu ñu soxla taux bi day jéggi dayoo loolu. Ces privés par contre nous facturent l'argent à un taux qui est astronomique. yooyu kàddu di kàddu yi Bruno D'erneville jëm ci tolluwaayu Sénégal ak koom-koom gu nasax gi moom yooyu kàddu daal dinay tax mu yëkkati kàddoom tontu moom Abdoulaye Daouda Diallo ministre bi nekk nafak réew mi nee na ku bëgg am lu leer da nga koy jege ca ministère am mu jox la xibaar yi wér te wóor waaye nekk rek di wax loo xam te ne bii na nga koy waxee ak na mu demee nekk lu jaadum jokkoo nag maam du koy kase. waaw dara bi si dëgg parce que su waxee ne dañuy dem si eurobond marché international di seet eurobond
maanaam et puis njëkk taux bu cher dama ko rappeler ne que lu mu wax li amul parce que ñun suñu dernier eurobond bu ñu def muy juróomi benneel ba nga xam ne état du Sénégal daf ko laaj si bitim réew muy donc disons eurobond dañuy demoon di seeti 775 maanaam millions d'euros bu ñu ñëwee ñi nga xam ne ñooy leble banque internationale yi def ñu proposition bu toll na 4 milliards je dis bien 4 milliards 300 millions d'euros bu ñu proposé ñun daal li ñu soxla lañ jël muy 775 millions d'euros et pour intérêt bi muy 5,325 donc wuute na lool ak li nga xam ne moom monsieur Brul wax maanaam muy disons taux de 9,25%. beneen bi si wàllum plan Sénégal émergent foog naa ne suñu gisee réew mi nu muy changé surtout visite président de la république bi gis ngeen ko réew baa ngi changé fu ne si wàllum énergie si wàllum maanaam transport maanaam muy yoon yi autoroute yi ci wàllum terre léegi ñu commencé ko dawal maanaam ci wàllum aménagement agriculture loolu yëpp soo ko gisee da ngay xam ne effectivement que réew mi changé na donc toog simplement di wax ne woy plan bi échoué na parce que bon amul lii xale yi génn nañu c'est vrai ñun on a été des étudiants génn nañ amul fu ñu gërëwul amuñu fu ñu téyewul waaye ñun loolu moom ci xel la nekk fondamentalement et objectivement réew bi nga xam ne démocratie moo ci nekk à chaque fois que xale yi am lu ñu ñaxtu mais dañuy ñaxtu soo ko ça a été partout mais ñun dañu année blanche donc loolu du bulet du Sénégal nañu xam ne en tout cas réew baax mais su fekkee ne da nga bëgg opposé aussi baax na léeg-léeg quand même soo gisee dëgg bi nga nangu koo wax mais surtout nga dem di inventé ay chiffres yi nga xam ne benn dëgg na ko aussi loolu dama koy ñaaw et en même temps di laaj monsieur Bruno Deneuville su buggee ay éléments de réponse wala information yu baax dem ci ministère des finances ñu jox ko plutôt mu ñëw di waxtaan ak askan bi li nga xam ne dara du si dul dëgg. kàddu ak ministre bi dénk nafaag réew mi koom gi di Abdoulaye Daouda Diallo xabaar yi wéy ci beneen biir bëtikaalum koom jàpp leen ni fexe ba teel a orienté ndaw ñi maanaam wutal leen ay yoon teel a xam ni ñu ngi jàngale école waaye teel a am métier formation professionnelle nekk na waxtaan bu am ca lycée technique ba Ndouppéem Cheikh El Hadji Abdoulaye Niass ci Kaolack Ndangaan li tax technique bi mooy teel a ñaax ndaw ñi ci wàllu gu mel ndax loolu mooy tax ëllëg suy ndaw teel a dugg ci marché bi ci wàllu liggéeyukaay yi ñu xuus Kaolack ànd fa correspondance Adama Sarr. kuréel gi di centre national d'orientation scolaire et professionnelle nag li mu bëgg dey moo di métier yi di froid ak climatisation ñu gën koo jëmmal ci l'école yi su ko defee day ndongo yi mën a xam ci bare seeni njàng lu ñu mën a def. ñu ngi fii nii ci lycée El Hadji Abdoulaye Niass filière bi ñu jël maanaam mooy froid et climatisation donc fii nii dafay former ak aux jeunes. bu ñu ñëwee fii nii ci lycée Abdoulaye Niass ñu xam lii ñu fay former opportunité xam ne am na fi maanaam ni ngi fay duggee boo duggee li nga fay jàng boo génnee aussi opportunité d'emploi aussi lii la. léegi aussi teel a xam ni ñu bëgg teel a choisir même si bu ñu choisir filière bi nga xam ne maanaam mooy froid climatisation au moins dinañ teel a orienté wu dem si ñi nga xam ne ñoom mën na leen jàppale ñu mën leen jàppale ñu mën a teel a xam fi maanaam tracer seen yoon bi nga xam ne ñu ëllëgëm jàmm bëgg ñu fa yegg ci mbirum formation d'abord mbirum orientation formation ak emploi. fi nga xamee ne nag moo di ci lycée technique El Hadji Abdoulaye Niass initiative bi rafetlu nañ ko bu baax. am métier bu ñu bëggee teel a am métier moom il faut faire des efforts ñu dem ci formation yi parce que formation yi moom du jël temps te ba pare mën nga acquérir ay connaissances yu bëri au lieu que université mën nga fi jël ay 7 ans pour jàng loo xam ne moom boo defee formation moom nga am. ci fàttali nag bi la xew-xew mu ngi amee ci li ñuy woowe journée découverte métier mu di nag loo xam ne ministère bi yor wàllu ko emploi professionnel ak lii di mbirum insertion moo ko dal di amal. Adama Sarr jaajëf jóge Kaolack wàccal fi nga xam mooy ca Sindian fekk fa waa Toy Ford ñoom ci seen wëb jamono ji tembe ne ñu ngi liggéey waaye anam ba ñuy liggéey métti ci ñoom la def lool lu koy indi mooy seen njaari liggéeyukaay la ñuy doxal dëppul ak yoon seen i àq ña ngi koy fell ca seen bool mu ñu kay fees li moo tax ñu génn wane seen naxaru xol ñu bëgg nag kilifa yi dégg leen lu ni mel moo tax ñu jàpp ni faaw kaddu jib kenn ci ñoom ko duppee Abdoul Aziz Sy mooy seen kaddu am na lu mu ca dénk suñu correspondant. Chine lu mu nekk rek suñu partenaire le Sénégal est un pays souverain réew moom boppam la dafa war a sàmm àq ak yelleef ay doomam kon duñ nangu lu Chine baax di ñu jàppale mu indi fi entreprise boo xam ne dafa jàppe suñu njaboot gi comme ay jaam loolu lañ ci taxaw
ndax li ñu def weesuwul loolu du ngeen bokk syndicat ku bokk syndicat ñu dàq la jël seen loi ko loolu bokk ci li Sénégal am ndax am na ñeneen ñoo xam ne seen masse salariale 7 milliards la ci réew mi di ay sénégalais mun nañu tudd te ñëwu ñoo def loolu kon mënuñu nangul Chine mu am entreprise buy def lu mel noonu ci biir réew mi ko nangu kon nag ñu ngi woo autorités yi ndax conseil des ministres le 29 avril le président sant daane woon fu ñu réglé problème bi waaye boobu ba léegi yëf yaa ngi taxawaalu kenn réglé wu ko problème bu ñu ko réglé woon xale yi duñu nekk ci kaso bi kon ñàkk réglé indi na problème bi te xamuñ fan lañ jëm ndax bu fekkente ne xale yi dalawuñ leen seen liggéey bàyyiwuñ syndicat bi tranquillement mu def li war ci biir entreprise bi daañu ba dem ci benn étape bii jàll mooy lan daañu def marche toog bu ambassade de Chine de la Chine pour dénoncer Taiwan Céramique daañu def campagne internationale centrale syndicale bi nga xam ni dañ ci bokk au niveau international te mu nekk téeméeri réew ak juróom fukk daañu continuer gis kilifa diine ci réew mi ak borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ay patriotes lañu ànd ak ñun ci xeex boobu pour que sénégalais yi nga xam ne dañuy liggéey ci Taiwan am droit liggéey fa ñu am ñu bàyyi ñu jouir de leur liberté. loolu kaddu Mountaga Kane moo ko tatan faneen fu aaja tatan mooy waa Kër Massar doonte nekk na département bu yees jamono ji tembe fi nga xam mooy ci biir Sénégal ba léegi si jafe-jafe tax na lool lu ko waral mooy saa yu ndox laalee suuf ña fa dëkkee seen fit duutul dal ndox muy taa moo koy indi moo tax ñu ngi tàmbali jóg nag xoddeeku ca ba nga lakk léegul fexe sàq yi ak defar yoonu ndox yi ba lu bari mën faa jóge lu mel mu tax a jóg yenn ci goxu Kër Massar ñu xuus ci gox ba ànd fa correspondance su El Hadji Babacar Seck. ngir mucc ci feebar yi nga xam ni mbënn mi mën na ko indi askanu Madinatul Munawwara est ci Kër Massar door nañ ab opération bu mag jagleel ko jekk-jekkalaat ak assainir gox ba. activité bi li ko waral mooy waajal nawet bi rek ak ndox mi nga xam ne daaw def ñu xaw a gàllankoor fii ci quartier bi bu sañu initié ko mooy fexe pour dégager ruelles yi. comme ça ndox mi mun a walangaal dem ci déversoir bi sa route naturelle dem ci canal bi du stagner loolu moo tax particulièrement ñu initier ko mais au-delà de loolu aussi ñëpp xam nañ ne nawet bu ndax taawee rek yooyu dañ ciy jur ensuite yooyu ñooy ñëpp xam nañ ne moom ñooy indi sibiru. donc loolu bokk na li tax ñu initier ko pour en fait à titre préventif. donte nguur gi am na ay programme ci Kër Massar ngir waajal nawet bi di ñëw mairie ba mu ngi jëm ay pexeem ngir mbënn bi fa amoon daaw bañ fa ñëwaat. waaye tamit loolu yëpp sóoraale nañ ko parce que jël nañ ay mesures d'urgence maanaam wut nañ ay motopompe yu am débit yu mag ak ay tuyaux te ñu am yaakaar ne ren nawet bi ni mu demoon daaw du demee noonu parce que daaw problème bi mooy amuñu woon déversoir bu ñu yóbbu ndox bi. moo tax ndox bi doon dajaloo ba ay 1,70 m boo amee moto pompe am raakool sax doo am foo ko yóbbu boo jub mën a la du fii doo ko fi sotti aujourd'hui comme état bi président bi mu ñëwee seet si nit ñi conseil leen génn na 15 milliards ba 15 milliards yooyu tey démarré nañu si forêt boo demee da nga fa gis ay bassin yu mag yoo xam ne bassin yu 1 hectare donc comme ndox mi léegi am na fu mu jëm je pense que même fu canalisation yi eggul sax su amee ndox suñu fa tegee moto pompe bu ñu branché dugal ci canal yi ndox mi dem yaakaar naa ne du am inondation. ay consultation ci saytu wérgu yaramu askan bi toftal nañ ko ci bés yi njëgleel seetal yi. Babacar Seck jaajëf loolu moo la fa laajcu xibaaru marax yi seen télévision yi tamit sant leen gërëm leen dana amaat xabaar incha allah ci tënk lay doon 19h45 waaye itam naka noonu 0h ci wolof dinaa fi teewaat daal di koy jukki bàyyi leen ngeen wéy suñu programme ba ci kanam jaa ngeen jëf.